teew yooyu yëpp benn accueil bi lay doon. benn dalal bi rekk lay doon. sëriñ bi xàmmeewul taalibe bu ñëw di teewal institution wala ku ñëw teewal boppam ak yéeneem. li ma seetlu ci moom mooy kuy dox tànki lislaam di ko seet si moom mi di seet si famille bi. di ko seet si moom mii di seet si famille bi. di dundal. gàmmu. man loolu laa seetlu ci moom. man loolu laa seetlu ci moom. ñëwoon naa fi ay jamono yoo xam ne sax ànduma kenn dama ñëw rek ziar si ko. ñëw naa fi jamono yoo xam ne ànduma kenn dama ñëw rek ziar si ko. ndax dox kóllëre. ndax dox kóllëre. mu nangul ma ko. mu nangul ma ko nag. boole maag waa këram. boole maag waa këram. suñu matadi rek moo tax. sunu matadi rek moo tax. ak jamono jàppuñu. ak jamono jàppuñu. ba loolu doxuñu ko niñ ko waroon a doxee. ba loolu doxuñu ko niñ ko waroon a doxee. ñu ciy jégalu bu baax. waaye sëriñ bi loolu ñu ngi ciy jégalu bu baax. dama ànd ak nag délégation DER. dama ànd ak nag délégation DER. président de la république. président de la république. tabbuñu foofu ci fan yii paase. tabbuñu foofu ci fan yii paase. am yéene ci askan wi. am yéene ci askan wi. rawatina jigéen ñi ak ndaw ñi. rawatina jigéen ñi ak ndaw ñi. sa njaboot nag. sa njaboot nag. am na ci sax ñoo xamante ni jaar nañ fa. am na ci sax ñoo xamante ni jaar nañu fa. ba ñu waxtaan ak ñoom ba tàmbalee xool naka lañ leen di organiser. ba nu waxtaan ak ñoom ba tàmbalee xool naka la ñuy organiser. dina ci am loo xam ne dinañ fi ñëwaat spécialement sax pour biral la ko. dina ci am loo xam ne danañ ñëwaat spécial pour biral la ko. président de la république daal. président de la république daal. lim ñu jox ci instruction. lim ñu jox ci ay ndigal. mooy fexe ba. lii nga xam ne moo des ci mandaam. lii nga xam ne moo des ci mandaam. nit ñi gën a yëg. nit ñi gën a yëg. yéene bi mu am ci ñoom. yéene bi mu am ci ñoom. te ñu doxal. te nu doxal. loo xamante ne ni dina am njëriñ ci askan wi. loo xam ni dina am njëriñ ci askan wi. mën naa am sax. mën naa am sax ñaari at yi loolu mi ngi doon dem. ñaari at yii loolu mi ngi doon dem. wante dafa bëgg a biral dafa bëgg a yokk jéego yi. waaye dafa bëgg yokk jéego yi. loolu la ñu wax. loolu la ñu wax. kon ñoo ngi lay ñaan nga ñaanal ñu. kon sëriñ bi ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu. ñaanal njaboot gi mu àndal yëpp. ñaanal it njaboot gi nu àndal yëpp. ñaanal waa Sénégal. ñaanal waa Sénégal. ba liggéey bii ñu am ci ndam. ba liggéey bii ñu jël ñu am ci ndam. te muy njëriñu Sénégal yëpp. te muy njëriñu Sénégal yëpp. kaddu yi foofu lay daanoo. kaddu yi foofu la ñu koy daanalee. ndax xol bi mënoon nañ continuer di wax. ndax mënoon nañoo continuer di wax. bu ñu ko gisee rek daf ñuy inspiré. bu ñu la gisee rek da ñuy inspiré. ndax ni mu uufee njaboot gi. ndax ni nga uufee njaboot gi. di sàmm lislaam. di sàmm lislaam bi. di sàmm réew mi. di sàmm réew mi. kon foofu laay daanelee. kon foofu laay daanelee kaddu gi. di tàllal samay loxo pour ñaanal ñun ñëpp. waaye di tàllal sunu loxo ngir nga ñaanal ñun ñëpp. jërëjëf. jàmm li mu ëmb. ci yërmande yàlla. ak barkeem. yàlla na leen ko yàlla defal amiin. lépp lu ngeen dox. yàlla na ci loola ànd. ba lépp sotti. laa siyama rawatina nag. seen ñëwu tey bii. ngeen ñëwal fi koo xam ni. moom la yàlla. wóolu. ba yónni ko ci njaboot gi ñëpp. muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. guddi gi ñu jëm. guddig doomu aadama yépp la. rawatina nag mu nekk guddig jullit ñi. mu nekk ndaw loo xam ni. rahma la yërmande la. mu nekk ndaw loo xam ni. lépp ngi ci moom. lépp lu yokk nit. ci yiw. ak yokkute. ak wér. ak yërmande mi ngi ci moom yonent bi alayhi salaam. loolu nag yàlla na leen ko yàlla defal. moom mu ñëw matal mission. nëbbu ci dara. lépp la génnee. kon bu xewlee. yéen ngeen bàyyi seen lépp. ñëw ci loolu. yàlla na ci yàlla dëgg. ba liñ leen dénk ci réew mi. yàlla jaarale ko ci seen loxo. faj aajo yëpp amin. yàlla mën na ko. am na ko.
sañ na ko buñ ni ndax ndax wala xad karam naa bani aadama yàlla ne maa teral doomu aadama ana kan nga ciy génnee wuyu leen nee na kenn xanaa nga am ñaari xel te yàlla nag nit wurta am ñaari xel ci moom danaa am wala duma am moo tax seen maam jëni wa man daa bi zi ala al yaqiini yu jab bi ma raama min al matini mu ni képp kuy ñaan yàlla xanaa ngay ñaan lu bon waaye booy ñaan yàlla lu baax neel am naa te loolu it danga koy am yàlla na leen ko yàlla defal amiin jóg bii ngeen jóg ngir ñëw fàttaliku si mission bi taxoon yonent bi jóg ba pare nag màggalaale guddeem gi yàlla na ci yàlla dëgg defaral leen ci liñ leen dénk te mooy Sénégal yàlla na defaru la woon ba ñu waxoon ni mooy pays de la Teranga mais maintenant c'est le pays de la wuyu leen mu ni yàlla nañu yàlla delloo si waat ca pays de la Teranga ba nu dellu si waat rafetaatal xol yi ak xel yi ba réew mi mën a jàll ba paase fanu ko àppaloon ci yiw ak yokkute yàlla mën na ko am na ko sañ na ko ñu ñaan ko ci barke rasulullahi yàlla nañu ko yàlla defal amin defal ko réew mi yëpp rek lii ñun ñëpp ko bokk kenn ku nekk man ngaa ndokkeel sa morom ndax yonent bi moom la yàlla yónni ci mboole mbindee fi matal sëkk nag ñëpp ci ñëpp la ko yàlla yónni yemalewu ko ci fii rek ci ñëpp la ko yàlla yónni muy mission bu ànd xéewal ak yokkute ak wér yàlla na leen ko yàlla defal place bi ñu la dénk sëriñ bi mi ngi lay ñaanal yàlla na la ci yàlla dimbali ba yéene bi nga am ci place bi pour matal ko yàlla na la ko yàlla defal defal ko it ñi nga àndal ñëpp rek defal ko ñi toog ci place bi ñëpp rek yàlla ku koy ñaan doo wax ndax danga naan am naa xanaa ngay ñaan lu bon moom yàlla amul lu bon ba koy maye waaye seen ñëw tey bii yàlla na ci yàlla dëgg fajal leen ci seen aajo yëpp fajaale ci aajoy Sénégal yëpp wala doomu aadama yëpp yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na leen ko yàlla defal lépp daal lu yàlla di séddale yàlla na leen ko yàlla defal ci liñ leen dénk it yàlla na leen ci yàlla dimbali ba ngeen yóbbu ko ci yokkute boo xam ne ñi fi paase yóbbu wuñu ko fa woon yàlla mën na loola am na ko sañ na ko kon ñi ngi leen di ndokkeel ci turu xalifa bi ak rakam Cheikh Al Hadji Malick ak njaboot gi yëpp di ñaan yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla jàppale yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla bu leen yàlla seetaan am na ci lu paase nag xaw ma dafa paase xaw ma dañu koo bàyyi waaye loolu yëpp yàlla na ko yàlla delloo si mooy Sénégal moo nekkoon pays de la Teranga mais léegi c'est le pays de la vidéo pays de la ciné partagé loolu nag yàlla nañ ci jóg amin mu ni waaw bu yàlla doon weere dara du des waaye yàlla nee na xayyun ku bari kersa la waaye sittirun ku bari sutura la yàlla nee na ku weeru rek yaa weer sa bopp wala say bokk weer la Sénégal nag dafa mosoon a nekk pays de la Teranga loolu lañ ko xamee woon waaye nekkuloon pays loo gis
ni ko rayi photo partage yónnee say xarit mu ni yooyu yëpp yàlla nañ ci yàlla génnee lii ñu la dénk ci réew mi yàlla na yàlla may la yaag ñi ngi ko àndal ba nga sottal ko ci yokkute ci lépp ci barke rasulullahi soxna yi yéen tamit sëriñ bi nee na mi ngi leen di ndokkeel waaye nag di jaarale ndokkeel googu ci sunu yaay Aïcha ak kan sunu yaay Khadija ak kan sunu yaay Fatima ba ñooñu ni nu jàppale woon sang bi rasulullahi ba mu yegsi fi mu yegsi domaine boobu yéen jigéen ñi yéen yàlla na leen ci yàlla jàppale ba réew mi am avancement amin ba ñëpp yëgandoo ko amin yàlla mën na ko am na ko sañ na ko te moom yàlla nee na ku ko dimbali ci jaam yi mu dimbali la in tansurullaha bu ngeen dimbalee yàlla yansurukum yàlla nee na ma dimbali leen kon loolu ngeen di def di dimbali jaami yàlla na leen yàlla fayta dimbali leen seen tànk yi ngeen ñëw yàlla na leen yàlla delloo ci jàmm liggéey bi ñeen dénk it yàlla na leen yàlla may ngeen def ci yokkute bu goo xam ni ñi fi jaaroon amuñu ko woon yàlla na leen ko yàlla defal mu ànd ak wér ak sutura li ñuy wax yëpp nag ñi ngi koy wax ci làmmiñu xalifa bi muy Serigne Babacar Sy Mansour mi ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel bu baax di ñaan yàlla na yàlla dimbali leen ba kenn ku nekk responsabilité bañ la dénk nga yóbbu ko foo xam ni ñi fi jaaroon musuñu ko foo yóbbu te lépp nag di yokkute yàlla na leen ko yàlla defal amin mu ni wax jaa ngi bari ku ñu tëjee ko foofu tabarakallah bismillah kon ñu tàllal mu def ñaan. Oui, nous sommes venus aujourd'hui pour représenter l'ADER, représenter tous les employés de la délégation, pour parler au nom aussi des autorités qui supervisent l'ADER. Comme vous le savez, la délégation dépend de la présidence de la République. C'est donc sous l'autorisation de toutes ces autorités que nous sommes venus aujourd'hui nous présenter au Gamou, discuter avec le porte-parole du Khalif, mais aussi lui tendre les mains pour des prières pour la délégation, mais aussi pour le Sénégal. Mais en premier lieu aussi solliciter auprès de lui qu'il formule des prières pour le président de la République qui nous a mandatés pour être aux côtés des jeunes et des femmes pour que ce mandat-là se traduise par des résultats concrets au grand bénéfice des populations. Vous savez que le président de la République nous a donné comme instruction d'augmenter le pas, d'aller plus vite pour que nos activités se sentent au niveau des populations. Nous avons donc entamé une campagne très ambitieuse pour être aux côtés des populations, pour les former, les formaliser comme on dit, mais surtout financer les initiatives entrepreneuriales. C'était donc un moment très important, ce Gamou, pour le redire au porte-parole, Serigne Babacar Sy, mais aussi pour lui demander des prières. Il a accepté en tout cas la main tendue pour demander des prières. Il nous a même dit soyez assurés que ces prières sont exaucées parce que vous êtes dans l'intention de travailler pour les Sénégalais. C'est donc Ragayardi, ayant compris le message, que nous repartons plein d'espoir et nous allons en tout cas mériter ces prières. Je dois avouer que cette remarque est pertinente puisque, je l'ai dit au porte-parole, il y a même des représentants de Tivaouane, des familles religieuses, des femmes surtout, qui sont venus nous présenter des projets pour les populations. Les familles religieuses sont très conscientes
de la nécessité d'accompagner les populations, surtout les femmes et les jeunes, qui sont souvent des populations démunies, n'ayant pas accès au financement classique. Or, on ne peut pas entreprendre, on ne peut pas développer l'emploi si l'État ne trouve pas des mécanismes alternatifs au financement classique. C'est tout le sens de l'ADER. C'est un financement rapide, comme on dit, en tout cas un financement qui n'est pas adossé sur des demandes lourdes en termes de garantie. Les taux sont très bas. Nous avons aussi entendu développer un financement islamique. Ces derniers temps, nous aurons des produits qui seront très adaptés à la clientèle qui exige que le financement soit islamique, labellisé islamique. Et donc, nous répondons à une demande très forte de ces familles religieuses. Nous avons aussi un programme spécial pour les Domou Dara, qui sont ces hommes et ces femmes qui travaillent pour le rayonnement de l'islam, mais aussi pour le rayonnement des autres religions. Parce que l'initiative n'est pas seulement dévolue aux familles religieuses musulmanes, c'est dévolu aussi à tous les foyers qui sentent la transcendance divine et qui, nuit et jour, œuvrent pour que le divin soit parmi nous. Et donc, nous entendons être à côté d'eux, travailler pour qu'ils soient dans une ambiance propice au rayonnement religieux. Et donc, nous entendons accélérer le pas selon les instructions du président et être à leur côté. Serigne Babacar Sy, porte-parole du Khalif, tàllal ko suñu loxo ngir mu ñaanal ñu ci bis yu tedd yi di bisi gàmmu di bisi jaamu yàlla di bis yu ñu am yaakaar ñu tabbu ñu ci délégation générale à l'entrepreneuriat rapide femmes jeunes ci fan yi daanaka matagul ñaari weer ñu am yaakaar itam ne buñ fi ñëwee wax ko biral ko li nga xam ne moom la ñu président de la république sant mooy ñu yokk doxin wi ba askan wi yëg njëriñu DER mu jox ñu ay instructions yu leer ci côté boobu ñu jàpp ne tey jii bis bu am solo la ñu ñëw biral ko mandat boobu tàllal ko suñu loxo mu ñaanal ñu ci ba pare jottali suñu ziar xalif général bi kon tey bis bu am solo la maa ngi ànd ak autorité DER yëpp maa ngi ànd ak aussi employé yëpp ñi ñëwul itam ñun ñooy seeni ndaw di tàllal suñu loxo nag pour ñun wante pour Sénégal spécialement pour que président de la République yéene bi mu am ci réew mi sëriñ bi ñaanal ko ci ba mu egg ndax yéene bi yëpp jàmm la mooy li sëriñ bi digle tey d'ailleurs wax nañu ko nee nañu Sénégal pays de la teranga la te loolu waruñu cee génn te président de la République loolu mooy gis-gisam kon tey dañoo ñëw tàllal ko suñu loxo pour mu ñaanal ñu ci loolu. maanaam DER biñ ko sosee ba léegi sax mi ngi woon ci loolu mais ñun dañ cee am gis-gis bu spécial moo tax biñ ñëwee fii ci Tivaouane sax am na ay kilifa yu fi jógee am ak man déjà rencontre ay jigéen ñoo xam ne ay cadre lañ ñenn ñi ñu xamante woon ak ñoom université fàttaliku université mais aussi lañ fa indi wax ko fa du seen projet yi bopp association lañ yore buy liggéeyal nit ñi ñu ne dañoo bëgg a développer ay activités yoo xam ne dina am njariñ ci élevage ci maraîchage ak yu mel noonu ñu koy rafetlu bu baax di leen wax ne initiative yi ñu développé bari na yu jëm ci foyer religieux yooyu par exemple am nañ benn programme spécial doomu daara dañ leen a xiirtal ci ñu dugg ci ay coopérative yu yaatu man leen a jàppale ci li ñu nekk par exemple dama ciy jox benn exemple rek daara yi xale yi fi ñuy suturloo pour di def vidange bi lu jafe la léeg-léeg ci àll bi am nañ programme yoo xam ne ay véhicules hydrocureur la ay oto ay camions hydrocureur yoo xam ne mën nañ ko mobiliser jox ko coopérative bi sous forme de financement ba pare di ko fayeeku ci anam yu yomb ba ñoom liñ doon fay ñi nga xam ne ay privé lañ peut-être ñu xaaj ko ci digg bi wala ñuy fay 60% yi donc dina leen jëriñ te xale yi itam dinañ nekk ci environnement boo xam ne
dinañ mën a jàng bu normal beneen bi itam ñoom seen bopp léeg-léeg dañuy soxla liggéey te duñ ko am te parents d'élèves yi duñ parents de talibé yi du moins du ñoom ñooy mën a am léeg-léeg xaalis bi ñu leen di jox parce que ñëpp mënuñu loolu ce qui fait que il faut ñu jàppale leen seen i liggéey programme spécial boobu dinañ leen xiirtal ci lu mel ne élevage wala mbay wala yeneen activités yoo xam ne mën nañ ko ba ñu am autonomie financière maanaam mën a jàngale te duñ xalaat leneen loolu yëpp ci taxawaay bu ñu war a am la bu ñu bëgg a am la ci fan yi di ñëw te coopérative yi déjà am na buñ ci créé am na yuñ ci créé te dinañ fexe ba ville religieuse yi gën a am importance en tout cas ñu dem fa yóbbu loolu foyer religieux nag boo ko waxee jullit a ngi ci chrétien ngi ci keneen a ngi ci donc ni ñu amee démarche boobu fii noonu lañ bëgg a amee démarche bi ci yeneen foyer religieux yi fexe ba xale yi ak ndaw ñi mën a gis ci seen bopp ci li ñuy def te loolu mooy taxawu ñi nga xam ne aussi ñooy saytu seenum njàng te financement classique bàyyi leen woon de côté bëgg nañ daal DER am attention spéciale boobu ñi may àndal di liggéey xam nañ loolu te ñoo ngi ci dox